booy bopp yaa booy dara nekku ci nag ñaar. bu ma waxaan. bopp yaa booy. sama mag la baal ko tay ko. mais yéen da ngeen a dof wala lan mooy seen problème. ah du feew doo ko am damay xoy. mais ñii yéen xanaa da ngeen a dof yéen. waaw baal ñu. sëñ bi waaye doo ñu baal. maa ngi mais xanaa gisoo lu ñu def sama pare-brise bu ñu toj nii pour lan. dinañ ko lijjën sëñ bi maa ngi tuub. bàyyi sama yére bàyyi sama yére bi léegi. paa bi dafa seer. soo aywa ko maanaam fa fay la sa pare-brise nga naan. mais bu baax fenn la am. dañuy Fan la dem Ndiaye global business. monter la pare-brise bu baax man dinaa ko fay moom nit ku baax la bu ñu demee expliquer ko dina ci jàpp. ma saa yoonaa xaalis fekk boobu fekk xaalis teel ni. yow kii wér na. waay jaw 100 francs da koy fay pare-brise. mais ñii kon dañoo dof. Une société purement sénégalaise. Ndiaye Global Business. xarañ loolu ci seen métier. vente et pose pare-brise. dañu lay jaay pare-brise ba noppi daal di la koy monteel ci sa oto. livraison à domicile. te li ci gën a neex mooy façon oto boo yore mën nañu la changer sa pare-brise te doo ci am benn njàqare. climatisation. automobile bu jaar yoon. huile moteur qualité yépp am nañu ko. ay plaquettes yoo xamante ne ni jàppoon ngeen ni amul ci réew mi am nañu ko. Ndiaye Global Business. mi ngi nekk en face. rond-point tribunal bu Guédiawaye. jàkkaarloo ak C3S. nga wooñu ci numéro de téléphone yii. 77 016 76 98 76 532 64 17 Ndiaye Global Business mbégte kese la. mbokk yi yéen a ko doon laajte agsi na Assane Ndiaye ànd ak waa Bawol production dëgmal bés bu mag le 22 mai ci stadium Iba Mar Diop. Assane dem jëli ji Mbaye Diouf mbër kaamin bi champion bi ndaanaan bi daal di koy booleeg doomi mbër mi Youssou Ndour bu Balla Gaye numéro 1. ci bésu le 22 mai Cheikh Super Jamono ci lay jàkkaarloo ak Boy Sey numéro 2 carrière dina fa jàkkaarloo ak góor gi waaye combat bi ñëpp di xaar diggante Toubacouta ak Malen Ñaani Mbay Fëgala dina fa jàkkaarloo ak Bébé Saloum 3 ak yeneen juróomi combat ci bésu le 22 mai. kon mbokk yi ñoo ko déggandoo rendez-vous baa ngi noonu Assane Ndiaye ak waa Bawol production Iba Mar Diop du leen yeb te du leen mës a yeb ba mukk li ko waral mooy heure bu ñu tëggee mu neex am aada am cosaan waaye dañuy tëj buntu yi ràpp ndax fees. asalaamaaleykum mbokk internet yi di leen nuyu bu baax di leen ziar di leen bëggee yooyu ñuy suivre sur Kewel Info waaw kon ni ma koy waxee rek du nuyu kilifa diine yeeg kilifa aada yëpp du nuyu suma sëriñ Amolaya notre responsable moral bu daayatul Moustarchidine wala Moustarchidaat muy Seydou Mouhamadou Moustapha Sy di ko nuyu bu baax a baax di ko ñaanal wér gudd fan yàlla aar ko sàmm ko moom ak ki nga xamante ne moom mooy Mame Cheikh suñu capitaine ak Mame Babacar di nuyu nag kilifa diine yëpp ak kilifa aada yëpp te ñu ñëwaat fii ci benn talian ñëw seeti Saloum Saloum gannaaw ba wulli production tëgg combat moom ak ki nga xamante ni moom mooy Bour Sine mu nekk combat boo xamante ni ñu bari ñu ngi doon xaar retouram te bañ ko seetsee wax nañ ko mu ne retour bu explosif lay def gis nañ combat ba dafa xew yëpp moo tax tey ñu fas yéene waxtaan ak moom ndax Saloum nu mu bëree mos ñu koo gis mu bëree ak noonu ak lu mënti xew dañu waxtaan ak moom ndax mbokk internet yi nga xamante ni gis nañ commentaire yi gis nañ lépp te ñun dañ fee nekk pour yéen dañ koy bàyyi mu ñu dugg ci waxtaan bi Saloum maa ngi lay. waaw maa lay fay di sant yàlla di julli ci Seydina Mohamed di sant sama ñaari waajur waaw di leen sant ndax yéen sonn ngeen ci depuis bi événement bi amee dem ngeen Réfène bi mu jeexee ñëwaan ngeen seet si ma may naqarlu nag combat bi trop di ko naqarlu. bi dañuy ñëw si ñaari adversaires yi dama la seet si woon gis nañ état de forme bi am loo ma waxoon te Saloum ku gis Saloum xam ni damay wax à chaque fois da koy jëfee mais côté préparation entraînement yi lan nga ci daj. waaw daj naa ci lu métti. entraîné naa lu war préparé naa combat bi comme ni may préparé combat préparé naa ko indi naa doole indi naa entraînement mais bëre bi waa Réfène ci boppam ñoo ko yàq. lan moo tax nga ne waa Réfène ñoo ko yàq. yow fekkee nga ko xam nga lu mu xew. benn instant coupé nañ courant yi. mais avant ñuy coupé courant bi Saloum ngay bëree Réfène ñu gis ni da nga yéex a ñëw lan moo waral loolu. waaw parce que 18h lañ ma waxoon lañ ma jox te 18h laa ñëw waaw heure buñ jox mbër bi heure boobu ngay dugg si 18h lañ ma jox 18h laa ñëw waaw. nga doon bëre foo xamante ni sa adversaire fa la dëkk muy Bour Sine macha allah mu nekk koo xamante ni di ko félicité bu baax a baax même wulli production ñu ngi koy félicité parce que li mu def c'est pas évident xam nga xale la nekk promoteur di promouvoir la lu tëgg combat bu mag bi mais
ñu gis ni dëkkam nga ko fekk ñu gis Saloum Saloum gis nañu ambiance bi koy même sa bàkk mën ngaa ñëwaat ci ambiance bi ak ba nga ñëwee. waaw bi ma ñëwee ñëw naa ak ambiance ñëw naa bàkku bégal supporter yëpp waaw préparer combat bi comme ni may préparer combat yëpp waaw bàkku naa tuus naa benn instant ci la courant yi coupé mais foofu bu courant yi coupé rek ñi ma àndal yëpp dañ la mën a ñibbi parce que foofu rek dañ naa fa lu nekk. nan nga fa daj. ay batanji yu ñu def ay xaati mag lu ne lañ dugg sama cumbukaay lu ne lañ ma sànni loo xalaatul lu ne sànni nañ ma ko. mais yow nan nga doon def bañ sànni la ko ak convoi bi nga àndaloo. mais convoi bi bu mënul weesu 20 personnes 15 personnes lañ ma may ci dëkk jàmbur dëkk boo xam ne boo ñëwee ñaata nit ñëpp Buur Sine lañ faral ba pare nekk sama cumbukaay. léegi yow xam nga ne ñoom Buur Sine lañ faral reefaan fa la Buur Sine dëkk lan moo taxoon nga accepté combat bi. parce que man bi ma koy accepté dama xam nga làmb sport la sportif da ngay nekk sportif muy sama dëkk ak di dëkk jàmbur. tey bu ñëwoon du bëreeg man fii sama quartier sama waa quartier li ma leen ñuy njëkk a wax dalal leen Buur Sine ngeen yaatal ko te xam ne sport la c'est le meilleur gagne mais ñoom wow Réfène niñ ma teertoo ak ni ñu yàqee combat bi métti na ma trop. ñoom nan lañ yàqee combat bi ci ban côté. côté bi déggoo ma sama cumbukaay lañ njëkk a yàq. ba foo nekkoon. waaye déggoo ma 15 personnes mën na xeex ak ay 1000 personnes. ah ñoom ñoo ñëw gars yi supporter yi ñoo ñëw. déggoo ma gendarme yi bu ma nee wóob ñu ne ma non da ngay wàññi ay nit mujj gi 6 personnes lañ ma may ma àndal Buur Sine ànd ak lu ëpp 50 personnes dem naa ba mujj gi nangootuma dox ci siège bi laa toog fu ma romb ñu may sànni xam nga di ma def lu ne ma koy muñ mais loolu yëpp méttiwu ma mais lu ma métti mooy li arbitre bi àtte. arbitre bi lan la ndax bu ñu ñëwee tamit gis nañu ba ngeen simee ko automatiquement dañ ne Buur Sine moo ëpp doole ki nga xamante ne moom mooy Saloum Saloum gis nañ loolu noonu soit doole la wala volume mais ñu bari dañ ne Buur Sine moo ëpp doole Saloum Saloum. ëppul doole neel dama gën a pataa mais ëpp ma doole ndax dijji dëgër ko gën mais arbitre bi dañu naqarlu man maa ngi koy naqarlu di ko wax waa CNG lii nañ ko dindi ndax arbitre normalement premier avertissement bi am na ci droit xeex nañ ba ma jege saako yi jéggi saako yi mu wooñu avertir ma nangu naa mais deuxième avertissement bi ci biir combat ci diggu combat bi mu avertir ma mais booy avertir mbër da ngay siffler combat bi arrêté ko ba pare avertir mbër bi siffler waat ñu bëree. non avertissement boobu moom gars yëpp d'accord uñ ci moom. mais avertissement bi moo indi sama daanu. léegi yow tey Saloum dafa am loo waxoon nga ne damay indaale Kourou Baye Fall indi yëpp mais lan moo tax nangu woo woon taxaw lu xew ba nangu woo tax parce que man Saloum man ba ma pour une première fois ma gis ne Saloum boo xamante ne taxaw na Leewtoo di anière mais lan moo tax nangu woo woon taxaw lu xew. parce que lamb ji moo laaj loolu poids lourd soo bëreeg moom pour nga daan ko faw nga déplacer ko. mais est-ce que yow déplacement nga doon ndax déplacement da ngay Leewtoo dem mais dañuy gis da nga doon anière carrément man pour man sax Saloum dafa am lu mu gis wala Saloum dafa am yenn yoo xam te ne bokk ci parce que man xamee wuñu la Saloum. arrière bi yëpp xam naa ni samay tànk la jëm su ma arrière day tax su may song ma mën ko gis. mais yow xam nga ni tey soo anière ba génn saako yi da ngay am avertissement. bi ma amee avertissement d'accord naa parce que maa jéggi saako yi beneen bi gi jéguma saako yi dama ne dootuma arrière dama koy wër bi ma ko commencé wër la ma arbitre bi topp di ma yuuxu taxawal. moo doon déstabiliser. waaw di ma yuuxu ba ci yàgg mu may avertir te arrêté wul combat bi may avertir may tourné di wax ak moom naa ko yaa ngi may avertir te génnuma saako yi si la ma Buur Sine songu. yow comment ça fait nga nekk ci biir combat am nga avertissement te Saloum da nga gis ñu bari ñi naan tey Saloum combat bi ñi dañ ko tuddee daw ñu tuddee ko anière te ñu bari xamee wuñu woon Saloum lu xew lan la lu xew parce que tamit combat bi am na lu bari loo mënoon a indi ndax dañ ne l'expérience face à la jeunesse. te yow bëri nga ku ne ci làmb ñi dégg daal ñëpp bëri nga ak ñoom est-ce que amoo woon beneen méthode boo xamante ne moon nga ko mais comme nii ñu am na sax ñu naan est-ce que retouru Saloum kon ni mu def ci Buur Sine am na ñu naan xaaruñu fa woon Saloum te yow xam nga ni sax xaaroo fa woon sa bopp mais lu xew. li xew mooy li ma la wax làmb ji dañ ma sot waa Réfène yëpp a ma sot man bi may dugg bi di waaj a bëre rek xamatuma fu ma nekk deuxièmement arbitre bi mayu ma jàmm. kon yow anière yi nga
nga doon anière wala ñu tuddee ne daw yi nga doon daw yëpp yow xamoo lan moo la ko def loo. mais lan moo ma koy def lan yow lu ne lañ ma sànni. nee naa la comme man dama ñib si waat indi sama bakkan dama ciy sant yàlla. kon da ngaa mel ne luñ gëlëmal. ma ne lépp lañ ma def. lépp xeex boo xalaat xeex nañ ma ko ci jour bi. ok mais boobu ani promoteur bi est-ce que tamit ba wax ji commencé. ma ne promoteur bi gis nga ko ci géew bi ci Bour Sine la dem ànd ak Bour Sine di wax ak moom. kan promoteur bi. yow xanaa seetaanoo làmb ji Bour Sine bu mu demee bay ba pare kan la njëkk kan la mujjee waxal wuli la taxawal ci géew bi wax ak moom ak arbitre bi arbitre booy siffler booy signe booy avertir mbër da ngay war a arrêter combat. mais non wuli moom bu dee loolu la def moom warul def. loolu nag ndax gisuma ko mais bu dee loolu la def ndax mënul fee indi ñaari mbër. ma ne xoolal film yi nga xool vidéo yi buñ desee ci géew bi wuli ak Bour Sine ñoo mujjee ci géew bi ñoom ñaar. ok mais est-ce que tamit nekkul ni dafa am lu mu ko doon wax wala naa nga may wuli. lu mu ko mën a wax man. du yoon te beneen bi arbitre lañ wax waa CNG maa ngi koy wax nañ régler loolu arbitre booy avertir mbër da ngay arrêté combat mbër bi mënul bëre nga koy avertir te arrêté woo combat mbër bi naa ko waroo ma avertir mbër bi songu ma daan ma mu jox ko jël. mais yow tey ba mu la man lan laa bëgg a xam mooy lu leer sama bopp mooy ba nga amee avertissement génn nga ñëwaat arbitre avertir la loolu moom du yoon ñëpp naqarul nañ ko mais après yow yaa ngi ci biir géew di bëre ngay wax ak arbitre moom noonu la fa fekk après daal lay daan. waaw parce que. concentré wul non parce que déggoo ma ñetti arbitre wóor la yéen boo gisee film yi sax arbitre yi ñu bëri seetaanuñu ndax arbitre bi mu ngi nëbb làmb ji ñetti arbitre team la ngay bëre arbitre bu nekk sa nopp taxawal bëreel taxawal waaw topp ma taxawal su ma nee nii ñu avertir ma te génnuma saako yi génnuma géew bi mbër dafa bëre dafa ànd ak déplacement suñ ma bàyyi woon ak sama conscience ak sama xel Bour Sine maa ko dàq bëre maa ko mën. mais est-ce que keroog lan moo tax exploité wu ko reefaan bi mu la fekk moo tax. dañ ma mayul temps bi mayuñ ma temps bi yow gis nga làmb ji làmb boo xam ne minute moyen lañ ko sifflé 23 heures et quelque lañ sifflé combat bi ba pare di la gëtën waa dëkk bi yëpp nekk man benn nit laa mënuma bëreeg ay 1000 personnes ay 2000 personnes mënuma bëreeg ñoom ñetti arbitre wër ma ku nekk di ma yuuxu di ma avertir loo xam ne du yoon génnuma saako booy bëreeg poids lourd fa nga wër ko déplacé ko mu yëngatu ma mën ko sàcc daan ko man lu mais mayuñ ma taa bi mayuñ ma dara arbitre sax booy man d'accord naa mu avertir ma même sax bu dul yoon après ma topp CNG avertissement bi ñëpp xam nañ ne du yoon mais booy avertir nga siffler arrêté combat bi mais ci biir bëre nga may avertir maa ngi naan arbitre waroo avertir génnuma saako yi mbër bi songu ma daan ma nga jox mbër bi jël loolu far la te loolu man yaakaareewu ma koon dina ma dar reefan ndax reefan man yaakaaroon naa ni su ma ñëwee dinañ nekk sportif yemale ma maag Bour Sine ñu seetaan làmb bu neex c'est le meilleur gagne mais sot bi dafa métti sot bi dafa leer nañ Sénégal yëpp xam nañ ni sot bi dafa leer arbitre yi ñoo ngi mel ni ñooy bëre ñetti arbitre team la ba caméra bi sax mënul jël combat bi ku nekk di la yuuxu ñaawlu naa ko trop maa ngi woo waa CNG nañ lijjanti loolu te combat boobu nañ ko dindi ñu tëggaat ko fii Dakar arène nationale ma duma ko daan ko ñu xam ne ni maa ko mën. est-ce que kon parce que ba mu la daanee doole doxul jàmm que Bour Sine dafa ëpp doole. amul doole pata la barki Serigne Touba amul doole. mais ni mu la daanee doole la. dañ ma sot moo tax mu daan ma nañ ko tëggaat Dakar su ma sañoon dimanche bii di ñëw nañ ko tëgg arène nationale. ba tey da nga bëgg a bëriwaat. ma barki yàlla parce que sot bi moo ma métti. arbitre bi dëkk bi bu ba ci wulli dama sot loolu dafa ñaaw indi doomu jàmbur sa dëkk ba pare kon man ñibbisi naa ak sama bakkan fekkiwaat samay njaboot damay sant yàlla. ñibbisi nga ak sa bakkan après nga pare da nga dajaat lu metti. parce que sama bakkan lañ soxla woon man sama bakkan comme desu fa damay sant yàlla fay nañ lampe stade bi ma nekk ci lëndëm lu ne lañ ma sànni ay batanci char lapin yi nii ci sama cumbukaay mooy batanci yi ñuy toggee ay xaatim lañ ciy dugal di ma ko dóor lu ne lañ ma def. kon ma nga doon daw est-ce que nekkul loolu moo la gëlëm loo. ma ne déggoo ma comme dama ñibbisiwaat ak sama bakkan damay sant yàlla ndax am na loo xam ne ndam jaru ko xeex bi dafa ñaaw. kon donc yow yaa kon
da comme que am na loo xamante ne nam jaru ko kon yow dafa mel ni comme si rek est-ce que dema ba à un instant yaa ngi ci làmb ji mais dafa mel ni nekkoo ci làmb gi yaa ngi naan non combat bi moom du baax est-ce que demoo am benn instant. ma ne demoon naa ba Kéba Kandé ci boppam dale ma bul bëre bi ku raay coupé ñu commencé di ma def yooyu ñu Kéba Kandé ci boppam moom dafa gedd fekkeewul sax làmb ji dafa gedd dem ñibbi ndax gis na xeex yi may xeex affaire bi méttu ko te mënu ci dara te kilifa la dafa taal otoom ñib si waat Dakar ne ma Saalum bàyyi làmb ji nga ñibbi mais ku xam Saalum xam ne Saalum du yàq làmb. ba pare ku xam Saalum xam ne Saalum du daw man moom pour une première fois ma gis Saalum di daw di génn saako yi man je me disais que ni est-ce que réellement Saalum la. mais yow sa bopp yow xoolee ko sa bopp bu la ñetti arbitre tiimee di la yuuxu dafal nii yuuxu yow ak mbër bi yow nooy bëree nan ngay bëree man bëreewu ma ak Bour Sine arbitre yi laa doon bëreel kenn taxaw nii ñu tiim ma bul daw taxawal defal nii ci digg kee bi avertir te yaa ci biir combat ngay avertir mbër te sifflé woo combat bi bu mbër bi songu la daan la ba pare ñu jox jël bi mbër bi arbitre yi daw gisatuma leen loolu dafa ñaaw Bour Sine maa ngi koy waxal ne lii du sportif lii du ndam bu mu ko feetu maa ngi ñaan nag képp promoteur bu mën a tëggaat làmb ji na ko tëgg fii Dakar arène nationale. Bour Sine dina ko nangu parce que ma duma ko biir Sénégal daan ko ñëpp xam ne ni maa ko mën. Bour Sine mu ngi savouré victoire. loolu nag du ma ne bu mu savouré daanul Saalum. mais victoire buñ la sàccal loolu du victoire. victoire boo ñàkkul bëre woo ko combat bi dañ ko waroon bëre ma koor ko doon ko ay kuuru Baye Fall ba mu gaañu moom. man kay xam naa ne sa kuuru Baye Fall da nga koo fàtte indi woo ay kuuru. déggoo ma buñ ma bàyyi woon ak sama sago ma bëre dama koy daan jël bu rëy. mais kuuru Baye Fall est-ce que indi ko. ma ne lépp laa pare déggoo ma Kéba Kandé ci boobam dafa gerte làmb ji dem yow gis nga ci buñ koy géwéli di way fekkuñ ko ci làmb ji dafa taal otoom ñibbi ndax gis na xeex bi may waa Réfène di xeex comme nag man ñib si waat naa sama bakkan damay sant yàlla may ñaan nag ñu nañ tëggaat làmb ji. kon instant bi daal promoteur bu ñëw nañ ko tëgg arène nationale promoteur bu ñëw. bu ma fay na seeti Bour Sine mu nangu ñu tëggaat ko fii arène nationale. dina ko nangu. barke maam Cheikh Fall nañ ko tëggaat arène nationale boo bëggee dimanche bii di ñëw ci digg Sénégal CNG bu mag bee ngi fi ñëpp àtte yoon ma duma ko daan ko. Bour Sine bu nangoo moom ñu dugal ko ci mois de juillet bi ci combat Fall bi ñëw. mais est-ce que dina nangu. bañ a nangu bu xanaa du góor dëkkam laa dem ñu sot ma léegi bu bëggee wan ni moom moo ma mën comme ni mu koy kañoo nan nangu ñu tëggaat ko Dakar. léegi après depuis loolu promoteur bi woon na. dama ñemee woo nan la may woowee bëggoon na reylu doomu jàmbur ba doomu jàmbur bi mucc ñib si waat ci jàmbur nan la may woowee wulli amul fitu woo ma ndax xam na luñ ma def. lan moo tax amul fitu woo kon mu woo ma xanaa nit ki boo ko tëggee sa dëkk ba mu jugee fa di nga ko masawu sax wala nga la ko nga félicité ko. woowu ma ko liñ ma def dafa ñaaw te lii du affaire làmb lii du doxalul làmb lii du affaire sportif waa Réfène nag bett nañ ma ndax foogoon naa ni sportif la ñuy wone mais ñoom dafa mel ni dañ ma xeen ndax li ma daan seen champion yëpp. non ndaanaan laa mais liñ ma def du yëfu ndaanaan liñ ma def du yëfu ndaanaan moo tax ma ne ñoom duñu ndaanaan duñu sportif. Tafatine maam Góor Diouf ba ci wuli bu tëgg combat bi daan naa ko ñëpp laa daan. déggoo ma lii du revanche lii guerre la maa ngi koy ñaan Sénégal nañu tëggaat làmb ji arène nationale Bour Sine ma won ko ni du dara ma daan ko jël bu rëy arène nationale ñëpp di dégg pata la amul doole wóor na yàlla du dara te nag moom ci boppam bu tëddee dina xam ne dañ ko sotle moo tax mu làmb ji demee noonu. kii yéen a ko doon laajte agsi na Assane Ndiaye ànd ak waa Bawol production dëgmal bés bu mag le 22 mai ci stadium Iba Mar Diop Assane dem jëli ji Mbaye Diouf mbër kaamin bi champion bi ndaanaan bi daal di koy boole doomi mbër mi Youssou Ndour bu Balla Gaye numéro 1 ci bésu le 22 mai Cheikh Super Jamono ci lay jàkkaarloo ak Boy Sey numéro 2 carrière dina fa jàkkaarloo ak góor gi waaye combat bi ñëpp di xaar diggante Toubacouta ak Malen Ñaani Mbaye Fëgala dina fa jàkkaarloo ak Bébé Saloum 3 ak yeneen juróomi combat ci bésu le 22 mai kon mbokk
mbokk yi ñoo ko déggandoo rendez-vous baa ngi noonu Assane Ndiaye ak waa Bawol production Iba Mar Diop du leen yeb te du leen mës a yeb ba mukk li ko waral mooy heure bu ñu tëggee mu neex am aada am cosaan waaye dañuy tëj buntu yi ràpp ndax fees. mais bu doon moom kese ak man ci géew bi arbitre yi sotuñ kenn sotuñu ñu bàyyi ma dinaa ko wër ak pataawam dinaa ko dóor ba mu toogal boppam mais mayuñ ma ko ñetti arbitre nekk sa nopp yi taxawal nii des fois sax am na benn arbitre dama kal may wër nii mu ma kal ma ba waaye ba maa ngi dégg bi ma ko ñëwee seenaa ko YouTube maa ngi gis kii caméraman bi maa ngi dégg mu naan arbitre soril mbër bi nga ndax ñu seeraan sax làmb ji dar ma mel ni ku ma bëgg a lekk kon man nag ñib si waan naa ak sama bakkan maa ngi sant yàlla te xam ne lii dootuma dalati te Bour Sine nag bu mu saboree maa ngi ñaan bépp promoteur bu am yéene Saalum nee na laaju leen dara seeti leen Bour Sine ñu tëggaat ko arène nationale ma won ko ni du ma moroomam du ma ko daan ko jël bu leer digg Sénégal boolewu ma ko sama defet ndax dañ ma sot yow sa bopp yow xam nga ni dañ ma sot waaw sot nañ ma wala sotuñ ma dama lay laaj sot nañ ma wala sotuñ ma xam nga yow instant bi yow def nga lu ne ci làmb yow yaay may booy sens yaa ngi may dégg kon donc mais yow sa bopp yow bi yi deex nga ñëw fi da nga gis ni ma arbitre bi sotee mu métti la moo tax nga ñëwaat jël ma waaw ndax sot bi moo ñaawlu naa ko trop di ko jooy wa askanu làmb lii du làmb da koy teg ci cadre sport nit bu jugee dëkkam man lañ waruñ gën a dalal gën ma yaatal mais liñ ma def waruñ ma koon def waaw. amaan bi teg contentement pour yéen doon suivre sur Kewel Info Saalum lañ dalaloon gannaaw bañ ko toppee Refane ñu ñëw fii ndax moom am na lu ko metti looloo taxoon démb lañ fa waroon a ñëw mais kon li may wax rek ñun mbokk internet yi yéenay lépp loo leen bëgg dañ koy def. Bour Sine woo na ma neen dina ñëw Dakar tamit après dañ koy jël ñu waxtaan ak moom mais nekkul benn affaire boo xamante ne ndax Saalum ndaanaan la def na fi lu nekk te nekk na mbër boo xamante ni tey bu demee bay may booyi chance rek kon nekk na loo xamante ni soxorul mu nekk moom tamit ku baax Bour Sine nekk xale nekk si yoon wulli tamit kon ni ma ko waxee nañ koy félicité xale la dafa ñëw promouvoir la lutte bien vrai que mi ngi ci làmb di bëre ndax moom waroon naa bëre combat am ak Lirou Diane mais ci contrat bi mu nekkoon loolu moom moo tax waaw mais nag ñu ngi koy xaar ci yeneen i combat mu nekk koo xam te ne di ko ñaanal yàlla may ko tamit arène nationale kon ni ko gars yi defee Iba Mar mu tëgg fa combat yu mag ndax tamit mérito na ko te ku baax la kon li ma wax rek sonn na ci ku nekk loolu moom moo tax ñu sonn ci bésam di la wax Saalum lan mooy sa kàddu gu mujj. waaw sama kàddu bu mujj mooy may gërëm ñi ma jàppale ñëpp waa benn tali grand Omar Diop Keuz ñoom Charles Lapin gars yi jël seen oto yëpp déplacé jugee Dakar ñëw jàppale ma Refane di santaat Kéba Kanté jox na ma xaalis bu bëri ci combat bi ba pare ñëw toog sama wet jàppale na ma lu mu mën mais bi xeex bi demee ba mu xam ne ni xolam mënatu ko muñ si la geddee làmb ji jël otoom dem ñibbi. ba pare gis nga ni mu def Fatick jël dëkkam jël benn écurie teg ko fa yëkkati 4 millions jox leen ñi nga xam te ne mooy équipe bu fa nekkoon tamit mu décorer leen yëkkati xaalis jox leen seen fond ak li nga xam te ne moom la jël mu Kéba ko li may wax nekk fi pour Fatick wala nag dafay nekk pour mbëri yëpp. Kéba social la moom day jaamu yàlla moo tax yàlla na ko fi yàlla saxal te yàlla yàggal ko fi nit ku baax la même mbër bi gaañu Pikine Jules Balde Junior noonu la ci sonnee ay millions Père Ali waaw moom day def te yàlla tax may sant nag ñëpp ñu ma ci jàppale waa Touba sëñ Mamoun Mbacke borom Daaru Salaam waa Jolof waa Saalum ñëpp ñu jàpp ci combat bi maa ngi leen ñuy sant di leen gërëm def nañ lu ñu waroon a def lépp waa Refane ñoo ma xeex def lu leen neex may ñaan nag xam nga nañ ñu tëggalaat làmb ji ñu tëggu ko arène nationale ma wan ni Bour Sine dëkkam laa ko fekk ñu xeex ma mais fii Sénégal am na yoon te arène nationale CNG moo ko moom te kenn moomu ko ñun ñëpp ñoo ko bokk day jógee Médina ñëw ma jógee Bentali ànd ak samay mbokk ñëw. am nga problème. lamb ji man mii ci boppam bu bëggee sax man ma tëgg ko man. yow mii barki yëgati ay millions jox ko bu nangoo bëreeg man. man du ma fay dara ñu bëre. dama ko bëgg a daan Sénégal yëpp xam ne ni dañ ma xeex Refane mais du ma moroomam. bu ñu la tegaloon fëgg la Bour Sine koy jël. Bour Sine ak fëgg la kuñ ma jox baax na
mais Bour Sine ci boobam barki sëñ Bamba dama bëgg ñu tëggaat ko Dakar maa ngi koy ñaan bépp promoteur lu mu gaaw nag ma jël maa ngi nii tey entre salle laa jógee maa ngi entraîné waat nañ ko tëggaat nu mu gën a gaawee ma won ko ni dëkkam laa nekk ñu may xeex mais wulli sax bu mu ko tëgg na ko beneen promoteur tëgg ku dul mbokkam wala ndax na nekk mbokkam ndax fii CNG la na ko tëgg na ko tëggaat fii ma daan ko jël bu rëy xam nga ne ko du pataala du dara du dërëm du mbër du dara wóor na yàlla waaw jërëjëf arbitre bi nag arbitre bi ma arbitré na ko waa CNG topp te dàq ko te xam ne du arbitre dañ koo jënd arbitre bi wax naa ko sama ménagère Matar Ndiaye na ko topp ba lu ma yoon may ma jël arbitre bi na ko waa CNG topp te génne ko ci làmb ji du arbitre Matar Ndiaye ngi ci sama ménagère bañ a déposé arbitre bi di waaye sàcc la du arbitre booy bopp yaa booy dara nekku ci nag ñaar bu ma waxaan bopp yaa booy sama mag la baal ko tay ko mais yéen da ngeen a dof wala lan mooy seen problème. ah gis nga doo ko am li may xoy mais ñii yéen xanaa da ngeen a dof yéen. waaw baal ñu sëñ bi waaye doo ñu baal maa ngi mais xanaa gisoo lu ñu def sama pare-brise bu ñu toj nii pour lan. dinañ ko lijjën sëñ bi maa ngi tuub bàyyi sama yére bàyyi sama yére léegi paa bi dafa seer soo bëggoon maanaam fa fay la sa pare-brise nga naan mais bu baax fenn la am dañuy dem Ndiaye global business monter la pare-brise bu baax man dinaa ko fay moom nit ku baax la bu ñu demee expliquer ko dina ci jàpp ma sax yoona xaalis fekk boobu fekk xaar tël ni yow kii wér na. waay jaw 100 francs da koy fay pare-brise mais ñii kon dañoo dof. Une société purement sénégalaise Ndiaye Global Business xarañ loolu ci seen métier vente et pose pare-brise dañu lay jaay pare-brise ba noppi daal di la koy monteel ci sa oto livraison à domicile te li ci gën a neex mooy façon oto boo yore mën nañu la changer sa pare-brise te doo ci am benn njàqare climatisation automobile bu jaar yoon huile moteur qualité yépp am nañu ko ay plaquettes yoo xamante ne ni jàppoon ngeen ni amul ci réew mi am nañu ko Ndiaye Global Business mi ngi nekk en face rond-point tribunal bu Guédiawaye jàkkaarloo ak C3S nga wooñu ci numéro de téléphone yi 77 016 76 98 76 532 64 17 Ndiaye Global Business mbégte kese la